13h ci télévision Futur Média mbokk yi salaamaaleykum dalee nag jàmm ci jotaayu xibaar yi li ci gën a fës te ñu ne mu ko jukki dina bokk ci la nga xam ne nag moom moo xew ci université Gaston Berger diwaan bu Ndar Géej foofee jàppale ne nag ñi nga xam ne ñoom ñoo di étudiants yi ñu ngay wëy di sëngéem ba tey ay ñaan yoo xamante ni daal nañ koy jagleel seen naataango yi nga xam ne nag dañu ko rek daal di faat étudiante bile di Seynabou Ka Diallo mu mel ni nag ñi nga xam ne ñoom ñoo di ay ñooñam ci la jamono li ñu bëgg moom moo di l'enquête boobee ñu daal di koy buural ngir rek ñu mën a xam ana kan moo jëf-jëf ju ni mel délégation bu commission bu carte nationale bu presse ñu nga woon diwaan bu Njàmbur ak la ko wër lañ ca jublu bokk na rek gën a yombal ñi nga xam ne ay correspondant lañ nekk ca boobule diwaan lépp lu ñeel carte presse yi lu ni mel dina mën a tax ñu xàmmee ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngu ci wàllu tasum xibaar ni ki tey ji itam daañu wutali fa nga xam ne moom moo di ca Njaayeen Sapenda dëkk boobe lañ leen di wanale ci jotaayu xibaar yi lée la mu manqué bari na tax na itam askan wa ñu ngay sàkku lu ci mel ni dig-digal yi ñu daal di koy joyantiwaat wàllu ndox wàllu courant doon na loo xamante ni seen yittee la ci yile jamono daañu waxtaane itam leneen mu soxal wàllu caada exposition d'œuvres d'art expression singulière lu ni mel aw initiative la woo xamante ni Abdourahmane Ba ñu gën koo xam ci Akeba moom moo ko daal di amal delloo ci njukkal ki nga xam ne moom moo di peintre wile Abdoulaye Ndoye ak itam ka nga xam ne moom moo di Seydina Insa Wade wi nga xam ne moom moo fi bàyyeekoo ci la jotaay xibaar itam xam ngeen ne bés ni ki tey mooy bés wi nga xam ne moom lañ jagleel ci àdd wërngal këpp lépp lu ñeel wàllu caada rawatina théâtre tax na itam daañu dalal ki nga xam ne moom moo di Babacar Bokar Sène moom moomee nag day yëngu ci wàll wi daañu waxtaane lépp lu soxal lu ni mel léegi-léegi ci jotaay xibaar yi mbokk yi ma dikk ñu faram fàccee. jërë ngeen jëf mbokk yi ñu nuyuwaat leen ci gën gi nuyu rafetlu ànd beeg télévision Futur Média xibaar yi dañu koy door na nga xam ne noonu la ñu ko junjee woon diwaan bu Ndar Géej ji nga xam ne moom moo fa am étudiante woo xamante ni daal nañ koy faat ba noppi daal di koy sànni turam di Seynabou Ka Diallo ñi nga xam ne ñoom ñoo di ay naataangoom daal nañ koy amal bésub ñaan waaye itam ñuy sàkku rek ñu daal di buural enquête wi ngir ñu xam kan moo jëf-jëf ju ni mel Ousseynou Diop Habib Seck diwaan bu Ndar Géej. Mort tragique de l'étudiante Seynabou Ka Diallo, la commission sociale de l'UGB a organisé symboliquement une nuit noire au campus social pour rendre hommage à la jeune étudiante violée puis assassinée, selon les résultats des premières enquêtes. Diallo, je pense que c'était un moment fort pour nous pour pouvoir lui rendre hommage, un vibrant hommage même, qui a été vraiment difficile pour nous parce que de pouvoir avoir cette information que notre camarade Seynabou Ka Diallo a disparu dans les circonstances. Les étudiants de l'université Gaston Berger de Saint-Louis veulent des informations claires sur les circonstances de la mort de Seynabou Ka Diallo de l'UFR-S2ATA. Ils disent attendre les résultats de l'autopsie et réclament fermement kàllaamay kocc lañ leen bëggoon a digtal lu ni mel du ñàkk laataa ñu yëkkati jotaay wi daañu leen digtal boobule élément ñu wëyal xibaar yi wutali fa nga xam ne nag moom moo di ca Malicounda foofee nag jàppale ne que ñu dénk gox ba la muy sàkku mu di lépp lu ñeel wàllu impôt ci foncier bâti ñu daal di koy joxe ci anam bu mucc ayib lu ni mel itam dina gën a ñoŋal li nga xam ne moom moo di budget boobule maire yi nga xam ne ñu ngi ko rek daal di tënk ci lu tolloog juróom-ñeenti téeméeri million ci suñu ay koppar ñu teewlu ko nga xam ne moom moo di jiit bu bokk moomeel ba Maguette Sène ci micro Abdourahmane Diallo. ñu toll ci 997 millions de francs CFA daanaka mën nañoo wax ne 1 milliard la muy budget boo xam ne bii nag nekkul budget bu fictif wala budget bu ñuy xalaat rek di ñu wax lu ñu neex parce que da di budget bu réaliste parce que boo xoolee année yi yëpp passé bu ñuy recouvrer suñuy prévision budgétaire dañuy dépasser 700 millions de francs CFA. ça veut dire que mënoon nañoo nekk fii ne dañ koy multiplier par 2 naan budget 1 milliard 500 2 milliards mais defuñ ko on a voulu être réaliste yaakaar nañ ne ren war nañoo mën a dem ba jege 1 milliard de recouvrement moo tax ñu voté budget bi voté ko tey à l'unanimité recouvrement bi nag ni ñu ko bëggee dëgg amee guñ ko noonu waaye am nañ ci jéego yu am solo yuñ ci dox ndax booy xool daaw recouvrer nañ plus de 700 millions de francs CFA suñu budget daaw donc ça montre tout simplement que bu ñu yokkaatee ay moyens de recouvrement niche de recette yëpp ñu identifier leen la ca war ci ay matuwaay yëpp ñu jël ko war nañoo mën a dem ba jege 900 millions yi nga xam ne budgétisé nañ ko. waaw je crois que nag kër yu bari fayuñu. waaw impôt sur le foncier bâti il faut reconnaître que ñu bari duñ ko fay. waaw mais loolu moo tax war nañoo defaat focus bi ci boobu pour que ñu yokk suñuy possibilité en tout cas de recouvrement jumtukaay yam laaj yëpp ci wàllu logistique ci wàllu ressources humaines yëpp
conseil bi autorisé na pour ñu jël ko pour que véritablement ñu gën a performant ci wàllu recouvrement des. mbokk yi aywa ñu wutali diwaan bu Ndar Géej sànq maa ngi leen ko doon wax bu ñuy door étudiante bi la di Seynabou Diallo xam ngeen ne moom lañ faat ba noppi daal di koy sànni ñi nga xam ne ñoom ñoo di ay mbokk étudiante moom nag ñu ngi doon wëy di amal bésub ñaan waaye itam di sàkku yoon daal di def liggéeyam ci wàll wi ba ñu mën a xam kan moo jëf ju mel Ousseynou Diop Habib Seck diwaan bu Ndar Géej. naaw ba ñu fàttee étudiante bi nga xamante ni mooy Seynabou Diallo étudiant yu université Gaston Berger bu Ndar daan nañ koy rendre hommage ñoom li nga xamante ni def nañ ko mooy taal ay bougie wane nag naqar bi nga xamante ni tey jëlee ñii di université Gaston Berger bu Ndar am nañ ko. rendre suñu nem si yàlla suñu camarade bi Seynabou Diallo bi nga xam ne génn àddina si circonstances yi nga xam ne ba léegi ñu ngi koy jéem a xam ni ñu koy leeralee ba léegi ñu ngi xam information yi ñu ngi jéem a xam information autopsie bi ni mu joxe mais dari nouvelle bi nga xam ne tiis na torop métti nañu torop dans la mesure où ni ñu ko yëgee sax ñun daf ñoo metti ci seen kàddu ñoom étudiants yi mbir yi duñ ko bàyyi ndaxte ci altine bile la ñu war a njëkk a def bokk na ci amal marche pacifique loolee lañ ci bëgg wane mooy ñàkk kaaraange bi am ci université Gaston Berger bu Ndar ak ñàkk fulaal bi nga xamante ni tam yenn ci kilifa yi nekk ci université bi def nañ ko. marche bi lundi lañ koy def ce sera une marche pacifique pour militer aussi en l'honneur donc du droit des femmes et aussi militer aussi pour la sécurité aussi au niveau donc du campus parce que de situation bi nga xam ne bi ñu ko bàyyee mu jàll kenn xamuloon nar a xew suba peut-être benn nit la daal peut-être dina dalaa ñaari nit peut-être après attentat lay mujjee. ñoom étudiants yi nag nii duñu bàyyi mbir mi ndaxte la ñu bëgg mooy lépp leer yoon def liggéeyam ci def lu mel ñu teg ko loxo tax sax ñuy ñaan lu jëm ci wàllu résultat yi ñuy xaar ci autopsie bi mbir yi ñu gën ko baral. ñu xaar autopsie parce que boobu ba léegi loolu la ñuy xaar tamit am information aussi par rapport à la situation am autopsie ba xam réellement aussi tout ce qui s'est passé kon depuis lors ñu yaa ngi wax rek mais xamuñu ba léegi lan mooy xew woon autopsie bi la ñuy xaar pour connaître la situation en réalité. Seynabou Diallo dañ ko sàkku ci xibaar yi ñu njëkk a jot daal koy faat ci wetu Njawdun mbir yi nag ba mu xewee ak léegi ci université bi ñoom étudiants yi dañu sëngëmtal. mbokk yi fii ci réew bu Sénégal ci la jamono soxna yi nga xam ne ni tam dañuy yëngu ci wàllu coppite ak yeneen yi ni xeetoo ci li nga xam ne moom mooy bàyyeekoo ci géej gi jamono yi nag néew na ñu daal di wëyal seen ak liggéey bu baax a baax lan moo ko waral bokk na ci yenn ci ay produits yoo xamante ni ci la jamono dafa raar tax na itam mouvement ànd ak femme de développement ci pencum ndaw réew mi nag bëgg soxna yi am doole bu baax a baax am itam kaddu lu ni mel dina mën a tax lépp lu ñu bëgg rek daal di koy amal ci seen coobarek bopp. Adja Bouna Sow la ñuy teewlu ay kàddoom ci micro Abdou Diouf Diagne Ahmadou Bamba Samb. jigéen ñi ñoo yëkkati boobu kuréel ndax sonn vraiment tay yi ndax dañoo yàgg di dox di yëngatu di ànd ak suñuy mbooloo di fekki parti politique yi macha allah ñu yàgg ñoo nax nag. ba yaakaar naa ne loolu jigéen ñëpp war nañoo déglu bu baax ñun ñi nga xamante ne yëkkati nañ kuréel gii bëgg a ànd ak ñëpp ñu déglu ñu bu baax nag ndax dañoo yàgg a sonn di topp parti politique yi ñu ñuy utiliser di ñu nax di ñu jëlloo ay kaar macha allah di ñu jox ay 2000 francs wala ak benn piis nga jox ko nit mu dem sol ñëw. bu ñu faloo fàtte ñu sax nu dul noonu ndax li nga leen di dajale di leen yóbbu chaque jour loolu na dañ cee taay yi bokk na itam fépp foo xamante ni ay dogal dafay jibbe ñu jox soxna yi seen wàll bu baax baax waaye lu ni mel ànd na ak li nga xam ne moom moo di xam-xam tax na soxna yi saa su nekk war nañoo mën a def seen kéem kàttan lu ni mel itam seen yeneen ni moroomu soxna ñoom ñoo gisee lu ni mel Rokhaya Gassama présidente bu COSEF ak itam Bintu Diallo Sidibé ñoom ñooñee nag ñoom ñooy yëglu ginnaaw ay kaddu yoo xamante ni biral nañu ko dénk ko Pape Farañing. mais COSEF li nga xam ne moom moo ko gën a soxal mooy nan la ñuy jëlee ay initiative à la base pour que ñu impliqué ñu dugal ndaw ñi dugal jigéen ñi ci développement local identifier jigéen ñi dëkk ci gox-goxaan yi tey fii la ñu wax mu ëllëgee ñu wax feneen mais identifier jigéen ñi dëkk ci même quartier même zone bi ak jeunes yi nga xam ne ñoo dëkk ci même quartier ci même zone bi ñu bokk ay jëf bokk xalaat bokk gis-gis pour que vraiment ñu mën a suqali seen gox parce que sunu nee suqali gox dafay méngoo ak li nga xam ne loolu la ñuy def ñun ci base bi mooy formation yi mooy accompagnement bi. ni
tey jii citoyens yi ñoo nekk au cœur des politiques publiques kon boog suñu ñëwee tey ci suñu gox yi li ñuy def ci sommet bi di def ci budget participatif di def ci cadre de concertation yi niveau de base bi mooy dans les quartiers war nañu xam ñun ñooy ñan lan moo ñu war en tant que citoyen waaye nan la ñu mën a def ba lëkkaloo ak suñu administrateur lu leen war ak ñun lu ñu war dem ci cadre boo xam ne dañ ciy àndandoo ak suñuy doom ak suñu nawle yëpp ñu doon benn. délégation la bu bàyyeekoo fii ci Ndakaaru mu di délégation bu commission bu carte nationale bu presse ñu nga woon diwaan bu Njàmbur ak la ko wër bokk na ca la ko sabab ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngu ci wàllu tasum xibaar nekk foofee doon itam ay correspondant ñu mën a def seen kéem kattan ba li nga xam ne nag moom moo di carte nationale yu presse yi ñu mën cee jote waaye gën a xam li nga xam ne moom moo di seen ab liggéey Thierno Fall la ñu dajal fii ci télévision Futurs Médias la. commission bi ñu tànn ngir muy saytu carte nationale de la presse teewoon fii ci diwaanu Louga ñoom nag bokk na ci li leen taxoon a jóg indi ay xibaar yu soxal code de la presse bu yees bi waaye itam fexe ba ñii di correspondant yi mën a bindu ngir mën a am ci carte yu bees yi lee. L'objectif c'est au moins joxe ay information sur li nga xamante moom mooy commission de la carte nationale de presse ak carte nationale de presse bi nga xamante ne loi bi moom moo ko tëral. La deuxième chose également c'est que dañuy profité enrôler ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci région Louga parce que dañ leen di éviter ñu déplacer wu jusqu'à Dakar pour déposer li nga xamante moom mooy seen dossier noonu lañ koy defee nag ci région yëpp. moom njiital commission bi daal di xamle ni bu ñu yeggee ci benn fan ci weeru juin bi ñu dëgmal képp ku amul carte bu ni mel dootoo mën a def liggéeyub journaliste. à partir du 1er juin 2022 li loi bi tëral moo di képp ku nga xamante ne nee nga journaliste nga wala technicien des médias boo demantee ci benn manifestation wala ci benn endroit public wala privé bu nga xamante ne da nga fay uti ji information carte boobu lañ lay laaj dootuñu la laaj te sa carte maison. gouverneur bu région bu Louga nga xamee ni moom moo dalaloon délégation bi rafetlu bu baax seenu teewaay waaye itam di xamle ni dina gunge commission bi ci liggéey bi nga xamee ni moom la ñu sumb. donc ñun vraiment en tant que autorité administrative à partir du 1er juin 2022 képp koo xam ne muy góor muy jigéen booy liggéey ak ñun te yoroo carte nationale de presse xamal ne liggéey moom du ma nekk wala boog duñu liggéey parce que tey tamit aussi état aussi wala à travers aussi ces organes bu jëlee décision ñun aussi dañ ko war a appliquer aussi sur le terrain. commission bi nag ñu ngi daloon ci conseil départemental bu Louga fa nga xamee ni rek lu toll ci fukki journaliste ak ñett jot nañoo déposer seen ay dossiers. jërëjëf Thierno Fall diwaan bu Louga mbokk yi sànq maa ngi leen ko doon junj bi ñu door yi la jotaayu xibaar xam ngeen ne bés ni ki tey la ñu jagleel ci àdduna wërngal këpp lépp lu ñeel wàllu ci théâtre wàllu caada fii ci réew bu Sénégal tax na dalal nañ ki nga xam ne moom moo di Babacar Bokar Sène moom moomee di artiste bokk ak ñun plateau bi maa ngi lay nuyu bu baax a baax monsieur Sène. maa ngi lay nuyu di la jaajëfal. tey ñuy waxtaanee wàllu théâtre ku ne théâtre itam am foo xamante ni foofee la dooree ndax balaa ñuy jébbal askan wi li ngeen xam ngeen moom ngeen togg ba mu ñor am na foo xamante ni fa ngeen tàmbalee mu di texte yi ngeen di bind jox ko acteurs yi. maa ngi nuyu ñëpp ñu ñuy seetaan d'abord balaa may commencer damay ñaawlu li nga fi jotoon a jàllale mooy étudiante boobu ñu buum. di ko ñaanal fa mu nekk yàlla na ko gënal fa mu amiin yaa rabbi amiin ñi def jëf jooju tamit yàlla na yàlla def ñu dem ba gis leen amiin amiin barke allahu akbar waaw soog a ñëw nag ci sa question bi mooy particularité bu suñu texte yi defe naa da ngay laaj comme nan la ñuy def pour mën a jébbal askan bi li ñuy xool waaw d'abord xalaat la nga bind ko wala ñu nettali la ko bon comme ñëpp li nga yenn yi fekkee nga ko yenn yi nit moo ko dund jox la ko yenn yi nag yow yaa ko imaginer nga bind ko ngeen indi ko ngeen liggéey ci ba nit ñi mën koo jëriñoo waaw étape yi nan lay demee pièce bi bu ngeen ko bindee ku ci nekk itam nga xam ne lii la war a def lii la war a jouer ba ngeen jébbal ko moom acteur bi mu amal lu ni mel. waaw xam nga bu dee comme théâtre la soo bindee exemple nga def comme li ñuy wax papa yaay doom am na ñoo xamante ne boo doon xoolee di nga xam ne kii war na mën a nekk papa kii war na mën a nekk doomu kii war na mën a nekk yaayu kii léegi nag noonu nga leen di jëlee di liggéey ak ñoom loolu nga bind ba mu mel ni nga xamante ne noonu la ko askan bi di soxlaawee waaw mu di rôle yi nga xam ne da ngeen leen di jox waaye itam am na lu bëri loo xamante ni amaana bëri na ci ay téléspectateurs yu koy xaar bu ñu nee théâtre ak téléfilm mu mel ni am na différence. si am na différence. lan mooy différence bi. am na différence bu mag a mag xam nga buñ nee téléfilm. mooy li nga xamante ne dañ koy filmer. théâtre nag
mooy li nga xamante ne dañ koy def ci kaw scène bi ci planche yi. moom da nga koy am comme li ko gars yi di waxee live and direct. loolu moom mooy différence bi entre téléfilm. ak théâtre. te ñiy def théâtre moom mooy les comédiens. ñiy def téléfilm nag ñooñu c'est des acteurs. waaw différence boobu mi ngi ci. ak téléfilm également mooy li nga xam ne day nekk ci benn période boo xamante ni day définir par rapport ak théâtre da ngay ñëw jouer sur scène téléfilm da nga koy jouer ci terme bu xaw a yàgg. waaw non xam nga téléfilm moom. buñ ko waxee rek moom mooy c'est sous les caméras. moom mooy téléfilm. moom dañ koy filmer liggéey ko def dagg bi découpage ak affaire yooyu noonu. ñëw tegal leen ko. yow miy seetaan nag yow lu pare rek ngay gis. bu dee théâtre nag amul lool théâtre moom da ngay toog nii jàkkaarloog moom. mu koy jouer nga koy gis buñ ko xasee ba filmer nag beneen tour lay am. d'accord waaw. wàllu théâtre fii ci réew bu Sénégal ndax mi ngi doon demee comme ni mu daan demee ba tey. bon théâtre nag dafa xaw a sooxe parce que dafa am ñoo xam ne dañ ñu war a teg loxo. te ba léegi dafa xaw a des. parce que li tax moom mooy yow da ngay nekk artiste comédien. moo xam da nga yor compagnie moo xam da ngay liggéey ci compagnie. nga defar sa création liggéey ci. pendant ay weer wala ay at nga pare amoo sax foo ko teg. télé boo ko teg maanaam. bon du télé sax mais il faut que nga génnee ko par exemple salle spectacle amuñu salle boo xamante ne par exemple mën nañ fa jouer. amuñu ay salle spectacle yu bëri. wax par bon bu ñëwee am nañ dafa bëriwul. non c'est-à-dire bu ma lay wax. maanaam. taxawuma rek ci Ndakaaru xam nga bu dee Dakar. même si région yi également da nga naan par exemple Sorano. après nga ne ay Grand Théâtre par exemple man maa ngi jóge Kër Massar. léegi Kër Massar ban salle spectacle bu mag moo fa nekk boo xamante ne mën nga defar sa création ba pare dem teg ko fa pour nit ñi ñëw seetaan. mais d'habitude foyer des jeunes yi la ñuy utiliser. bon ñun am nañ foyer des jeunes mais foyer des jeunes bii tur bi rek moo fa nekk. peut-être mais am nañ maire bu bees nag. mus nañ ko wax xëy na ñoom dinañ ci liggéey après. te loolu ñun jàmbat boobu ñu yor. moom la ñu bëri fa ñu dëkk a yor. léegi nag loolu nag bëggoon nañ tamit ñu jàppale ñu ci tamit théâtre bi bëgg nañ par exemple tamit théâtre bi am fond. par exemple cinéma dañ ko jox fond ñu gis ne mi ngi commencé dox. téléfilm yi sax ñoom côté boobu lañ leen gën a yóbbu. comprendre culture urbaine. ñu defal leen fond gis nañ ne mi ngi dox donc ñu jàpp ne kon théâtre tamit bu ñu ko wutalee fond jàpp nañ ne dana dox. loolu bëgg nañ ministère tamit liggéey ci loolu. est-ce que tey jii amu leen jafe-jafe ci wàllu acteurs yi ndax ñi nga xam ne ñoom ñooy jouer théâtre te doolul loo xamante ni jàng nañu ko dafa bari maintenant ci réew mi. waaw c'est-à-dire loolu mooy problème bi dafa am foo xamante ne nit ñi dañ koy réeree mbir. mooy entre théâtre bi ak téléfilm bi. c'est-à-dire téléfilm bi dafa dominer instant bi parce que sponsor yi yëpp moom lañ daw wutali ji. léegi nag da ngay gis ne par exemple ñëpp dañoo bëgg a nekk acteur ñëpp dañoo bëgg a ñëw jouer parce que dañoo bëgg a génn télé. est-ce que loolu indiwul pëccoxoo également. ci côté téléfilm bi mais bu dee théâtre il faut que nga jàng ko pour mën ko jouer parce que théâtre mënoo ñëw tey rek ngay ne da ngay yéeg ci kaw scène bi pour jouer saa boo ko defee rek nit ñi bu ñu la seetaan dañuy xam ne yow mii dese nga lu bare. lan nga war a mën a am comme bagage. théâtre il faut nga am formation bu dëgër. il faut nga am formation d'abord bokk soit ci compagnie. di exercer. maanaam troupe. troupe compagnie appellation yi des fois dafay wute quoi. nga am foo bokk foo xam ne da nga fay liggéey. nga mën di exprimer yow li nga fa jàng. bu dee nag téléfilm moom yow mii tey mën ngaa ñëw tey. nga joué ko tey nga génn ci siiw. léegi nag loolu moo ñu sonal parce que kooku ci siiw. léegi yéen bu ngeen di laaj ci théâtre moom mooy wax ci sunu tur ñun. d'accord parce que. moom moo siiw. moom la nit ñi xam non pas parce que moom mooy génn ci écran bi. kii seetaan kii ñi nga xamante ne ñoom télé la ñuy seetaan ñoom kooku lañ xam. léegi man mii di def théâtre te génnuma télé duñ ma jàppee artiste. saa su nekk nga am problème boobu des fois de gox bi nga dëkk sax des fois dañ lay laaj yow nee nga artiste comédien nga te mosuñu laa gis ci télé bi. mu doon ñaar yu wute nag. am naa xarit boo xamante ne mi ngi Congo maa ngi koy nuyu de passage. loolu la ma doon wax dafa wax xaritam yi dama am koo xam ne dafay jouer théâtre parce que dañ daan dem ay festival. des fois mu woo ma nekk fa ma passe ko ay artistes yoo xamante ne dañuy génn ci écran mu ne ma man damay wax sama xarit ne yow da ngay jouer te yow man du ma la gis mukk mu ne ko non man comédien la c'est vrai que ne des fois dinañ ma soxla ci téléfilm ma dem jouer fa mais ñun foofu du sunu place. du seen domaine. voilà ñun planche yi la ñun scène bi la
c'est vrai que nag artiste comédien bi nag day jouer tamit théâtre day jouer téléfilm moo tax parce que léegi moom moo ëpp xaalis boo xoolee ñëpp fa lañ daw wutali moo tax dafa bëri pëccëxoo dafa bëri jaxasoo buñ ko defarul yàgg tamit ci suuf la jëm. est-ce que yéen a ngi dox jéego yi tax ñuy defaraat li nga xam ne moom moo di seen ak milieu. si ñu ngi ciy dox mais xam nga dafa am loo xamante ne ñun suñu ressort la am loo xamante ne mënuñu ci dara mooy li ma la doon wax sànq par exemple état moo ci war a teg loxo léegi daal na par exemple képp koo xamante ne ko comédien exemple lii waroo ko mën a def lii waroo ko mën a def moom mooy statut de l'artiste génnee woon nañ ko ba ñu voté ko assemblée nationale. mais defe naa président moo war a promulguer loi bi ba léegi defagu ko ñu ngi koy ñaan nag moom it mu def ko. comme ça au moins ñu mën a xam. kan mooy artiste ak kan mooy. lu mooy loola itam bëri na bëgg-bëgg yi nga xam ne amaana am ngeen ko ci seen biir xol mu soxal loo xamante ni day indi saafara ci jafe-jafe yi nga xam ne moom ngeen di dund lu mooy projet de loi boobee lan ngeen jàpp ne war ngeen ko mën a yëkkati ci seen i ay kàddu jébbal ko gouvernement bu Sénégal ngir seen ay jafe-jafe. bon mooy comme par exemple tey journée mondiale du théâtre la. yaa dinañ defaraat beneen cahier de doléance boo xamante ne dañ leen koy jox ñi ngi ñaan tamit mu am suivi. di leen ñaanaat loi boobu ñu voté woon tamit ñu promulgué ko. ñu bañ a def comme ñu jox leen cahier yi tey ñu rangé ko ci tiroir yi ba déwénwaat. est-ce que itam journée bi buy ñëw waru leen am yenn mbir yoo xamante ni war ngeen ko mën a tàmbali jébbal ko askan wi ndax am na ci ñoo xamante ni amaana ñu ngi lay seetaan tey journée bi lii nga tax nga toog fii moo tax ñu xam ne tey la journée bi est-ce que amu leen loolu leen waroon def ci wàllu communication ngir askan wi xam ko gën leen bàyyi xel itam. waaw mais ñi ngi ci mooy déjà benn lii xam nga communication la c'est vrai que dañ ko war a def avant journée bi di ñëw. exactement mais si am na plateau yi ñoo xamante ne ñu ngi fay dem di ci waxtaan. léegi nag ci jour bi ci boppam. am na plateau yu ñuy def fu bare mais peut-être information bi moo jàll ba askan bi war ko mën a xam. tey ci journée bi lan ngeen amoon. déjà am nañu nii gars yi ñu ngi Sorano. ministre bi. mi ngi fa ñu def ouverture yi waxtaan. bu ñu jógee foofu noonu. dañuy dem ci yeneen compagnie fi ñu nekk par exemple Arcots mi ngi fa ITS mi ngi fa waa Caadaak ñëpp ñi ngi fa léegi bu ñu jógee foofu nag comme par exemple ñi nga xam ne ñi ngi ci Arcots bokk ITS wala yooyu dañuy dem Pikine bu ñu jógee Pikine léegi nag kenn ku si nekk dem fi nga xamante ne fa nga prévoir pour def sa plateau. jërëjëf voilà ñu di la jaajëfal bu baax a baax merci beaucoup kontaan na mu nekkoon ki nga xam ne moom moo di Babacar Bokar Sène moom moomee nag di yëngu ci wàllu caada ci bés wi nga xam ne moom la ñu jagleel ci àdduna wërngal këpp lépp lu soxal wàllu théâtre rawatina fii ci réew bu Sénégal dégg ngeen ko mi ngi koy wax rek am na yenn ci ay programme yoo xamante ni daal nañu ko naal ci bëccëg wile mbokk yi ñu wéyal xibaar yi wax itam ci leneen loo xamante ni maa ngi leen ko doon junju bi ñuy door waxoon naa leen daañu leen xam lekk dëkk wile di Njaayeen Sapenda aw localité la woo xamante ni ma nga nekk ci arrondissement bu Sagata Jolof foofee nag la mu manqué ci ay jumtuwaay bari na askan wa la ñu bëgg mu di rek wàllu yoon ak itam wàllu wér-gu-yaram ñu gën cee taxaw ay kàddu la yoo xamante ni yëkkati nañ ko jébbal ko gouvernement bu Sénégal Mamadou Moustapha Ndiaye Sidi Thiam ñoo ñu ko jottali. Sapenda ñu ngi ko sanc ci atum 1643 mu nekk ci commune bu Sagata Jolof ay infrastructure yu yees ñu rafle ko lool. Sapenda moo sancoon dëkk bi ci année 1643. waaw maanaam Jolof moom dëkk bu fi mag Njaayeen Sapenda fii moom amut mbayum nawet lañ daan dundee ak sàmm. am nañu jafe-jafe ci yoon wi ndax dëkk bi nga xamante ni mooy Sagata nekk suñu commune de arrondissement ak Sine am na raaraa bu fi jaar bu ñu état bi mënoon a dimbale it ba nga xamante ni raaraa bi dina mën a jógee ci tali bi nga xamante ni moo jëm Sine ak Sagata mën a dugg ba ci biir dëkk bi it dinañu arrangé. moo ne day am na ñetti teen yoo xam ne dañ ko tëj ndax ñàkkub moto pompe jigéen ñi yëngu ci wàllu mbayum dër di tàllal seeni loxo kilifa yi ngir ñu jàppale leen. am nañ fi ay teen ñu ngi ñetti teen ci dëkk bi am nañ forage wante ndox mi cher na ci forage bi nga xamante ni mënuñu ko di bay ay tool naan dañuy arrosé ndax benn mètre kii bi buñ ko dee jëndee 400 francs kooku neexul dafay maraîchage teen yi tamit xëcc bi léegi jafe ndax teen yi dafa xaw a xóot mënuñu su koo xëcc ku ñu ñëwoon dimbali ñu ci wàllu ay pompe ba nga xam ne dañu ko mën a monter ci teen bi defar ci suñuy tool di def suñu maraîchage bu baax loolu daa ku ñu ci dimbale ñu jël. ca Njaayeen Sapenda jigéen ñi wér di bu ñu waree mucc ci ay saret lañ leen di teg jaar leen ci ab rang-rang bu leen di indil ay jafe-jafe. case de santé mi ngi nii tabax nañ ko ba pare waaye kenn nekku si suñu bëggee faju dañuy dem ba Sagata di yéeg ci ay saret wala ay saret mbaam wala ngay dox des fois sax dangay dox
dem ba Sagata bu ñu dee accoucher noonu. barki Demba Ndiaye am na suñu benn dëkkandoo boo xam ne bi ñu koy yóbbu muy accoucher si yoon bi la accoucher te loolu moom mënoon na si ñàkk bakkanam doomam te mënoon na ci loru lu ne xaj na si. association Déggoo Takku Liggéey def fa réalisation yu am solo tabax nañ fa benn mbaar miire l'école ba def fa ab foyer des jeunes lépp ngir développer seenub dëkk. Mamadou Moustapha beneen association bi la yoon nag mi ngi wuyoo ci turu Never Forget Where Are You Come From ñoom ñooñee itam bëgg rek lépp lu ñeel wàllu wér-gu-yaram ñu gën koo ñoŋal fii ci réew bu Sénégal rawatina poste de santé bi nga xam ne moom moo nekk diwaan bu Yëmbal ay jumtuwaay yoo xamante ni daal nañ leen koy jébbal Babacar Sy moom mooy président boobule association ñu teewlu ay kàddoom. faj képp kuy sénégalais war na si jàpp parce que dafay loo xam ne concerné na ñun ñëpp gis nañ jàngoro bi fi jaar loo xam ne la itam affaire solidarité la ñu ñëw jàpp si ñun dafa loo xam ne suñu devoir la itam mais encore une fois ñun ay matériel kese la ñu joxe ñi nga xam ne fii lañ nekk di liggéey tous les jours suba ba ngoon guddi mooy médecin yi mooy infirmier yi ñooy ñi nekk fii yëpp te ñoom la ñu bëgg a dimbali si li ñuy def nii. aywa mbokk yi ginnaaw wàllu wér-gu-yaram ñu àddu ci leneen mu soxal languk politique bi Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly moom mi lee daal di taxawal aw mouvement wam dippee ko nekkal fii askan wi ana lan moo waral lu ni mel bëri na ci ay rëq-rëq yoo xamante ni ñu ngi ci réew mi te itam taxaw na ngir rek daal di ci indi ay saafara ñu teewlu ay kàddoom ci micro yu su baro. maa ngi créé mouvement fas yéene tàllal loxo opposition bépp pour fas yéene àggale suñu mission mooy lu fi jëlee Macky Sall incha allah. loo xam ne askan wi soxla nañu ko dinaa leen défendre lum leen jaral na ma ko ñaari combat la am mooy fas yéene incha allah ànd ak ñi ma war a ànd assemblée nationale bi nga xamante ne nii pour ñu mën a jàllale ak loi yi nga xamante ni Macky Sall yu bon yi mu fi def ñu mën koo dindi yeneen loi yi ñu mën koo jàllale loolu mooy sama objectif. ndax lu ñu ñor mooy liggéey réew mi xam nga gor su mel ni Khalifa Ababacar Sall deful dara gor su mel ni Karim Meïssa Wade deful dara benn waay boo xam ni xamoo foo jógee nga ñëw bëgg leen xañ seen droit kooku Sénégal ko nangu maa ngi leen di wax ni ñoom xam nañu may kan Khalifa Ababacar Sall day nekk candidat Karim day nekk candidat incha allah di leen xamal ni na ngeen continuer yoon baa ngi noonu yoon bi nag dafa leer mooy li nga xam ne moo ñu ñor peuple bi nañ su nekk incha allah. mbokk yi ñu àddu ci leneen ñu waxtaanee ko mu soxal wàllu caada ñu wax ci exposition œuvre d'art expression singulière lu ni mel itam ki nga xam ne moom moo di Abdourahmane Ba ñu gën koo xam ci Akeba moom moo door lu ni mel daal di ci delloo njukkal ku ci mel ni peintre wi di Abdoulaye Ndoye ak itam musicien ba woon Seydina Insa Wade lu ni mel bëgg na ñu gën a ñoŋal boole itam lépp lu ñeel wàllu peintre ak itam wàllu culture wala bokk musique ñu teewlu rapport bi nga xam ne Ibou Diouf daal dina koy amal ànd ci ak Amadou Ba. lépp musique la ko tàmbale laata muy ñëwaat ci œuvre art yi loolu tamit lim ci sukkandiku mooy fësal ne mën na nekk nga boole li nga xamante ne mooy musique ak peinture loolu mu sukkandiku ci li ni mel ngir delloo njukkal ñaari nit yu ko jege lool. mooy exposition bi damay delloo njukkal ku ñuy wax Abdoulaye Ndoye boo xam ne sama grand la sama xarit la te benn prof des beaux-arts la boo xam ne formé na pendant plus de 30 ans nit ñi ci artistes yëpp presque moo leen formé te ku mun liggéeyam la te nit ñi xamuñ ko bu baax. ak Seydina Insa Wade koo xam ne moo inventé folk fii Sénégal. gaañu na mais ñu bari xamuñ ko donc ñoom ñaar laay delloo njukkal ci exposition bi. Akeba ni musique daanaka am na solo lool lépp lu aju ci wàllu peinture moom mi ne daanaka moom lay jëfandikoo ngir gën a am inspiration rawatina lii di musique jazz. mais loolu tamit dama ko def mais dama ci exposition bi dañu bëgg a wane ne que art yëpp benn la yëpp mën nañ ko boole mu nekk benn parce que ngay peinture ngay def danse ngay def poème ngay def slam. ngay def mapping vidéo
lépp benn la mais il faut nga jëm ko boolee léegi boo ko boolee di ngeen mun dem fu sodee. buy wax ci wàllu aar nag moom mi dafa jàpp ne lépp benn la moo xam musique poésie danse wala sax littérature mu ne nag loolu tamit mën nañu may ñu fàtte yenn xiroo ngaayoo yi ñuy nemmeeku. li ñu def nii yëpp tey ay nit yoo xam ne dañu ñëw ne saawaay na ngay def expo maa ngi jógee Paris maa ngi ñëw pour expo bi ngay def expo maa ngi jógee Londres pour ñëw ay gars yoo xam ne fi dañ ñëw fanaan fi mais tax ñu def ko cofeel rek laajuñu xaalis laajuñu dara donc xaritoo alal la mais dañ koy wax te duñ ko gëm. exposition singulière la ko duppee ngir fësal diggante bi nga xamante ne artistes yi mën nañ ko am ku ca nekk ca fan wa nga féete bu loolu weesoo tamit sukkandiku na ci li ni mel ngir delloo njukkal ñaar ñu ko jege woon lool moo xam Abdoulaye Ndoye ak ndem si yàlla Seydina Insa Wade. Ibrahim soxna yu Pikine Ouest ñoom ñooñee nag ñoom ñoo amaloon aw ndaje bokk na ci li ko sabab fépp foo xamante ni ay dogal dafay jibee soxna yi ñu gën cee ràññee li nga xam ne nag moom moo di seen ak taxawaay lu ni mel di seen combat ñu teewlu ki nga xam ne moom moo di Sadio Gadiaga yi nga xam ne moom moo yoroon seen kàddu ci micro Abdoulaye Anne. li góor ñi taxawee noonu leen taxawee ñun fas yéene dem assemblée d'ailleurs am nañ fi sax benn honorable ñu ngi koy mëbët di fu góor toog rek jigéen am na fa place ndax dama la wax sama wax sànq ni la jigéen day xëy jàngi góor xëy jàngi jigéen ak xale dafa sensible ba tax na buñ leen mettal de tuuti rek dañ koy yëg te dañuy faral di jànkonte loolu lu bari muy jigéen ñi seen bi violence bi seen biir kër violence bi ci mbedd mi violence bi xale yi ci école bi violence bi partout loolu moo tax ñu jël thème bi rôle de la femme nag dans la société ku ne xam na ni société bi jigéen ñi dañ ci am benn participation bu mag a mag a mag boo xam ne dañ ko participer kon ñoom waruñu des ginnaaw. gaynde yi mbokki li jàppale ne daañu entraîné tey jile bu 17h jotee fa nga xam ne moom moo di ci stade Abdoulaye Wade lu ni mel bokk na rek ci waajal li nga xam ne nag moom moo di match retour mu ñeel barrage yu qualification coupe du monde xam ngeen ne Égypte la ñuy am ci li nga xam ne moom moo di match retour wi match aller wi nag réew bu Égypte moo daal di làbbali réew bu Sénégal benn bal ci dara entraînement boobu daañ ci dikkaat suñu yeneen jotaayu xibaar ñu wëyal ba tey mbokk yi des ci li nga xam ne nag moom moo di wàllu tàggat yaram final bu zone 12 ODCAV bu Rosso Sénégal Faly Seck ki nga xam ne nag moom moo di maire ba di rafetlu bu baax a baax yenn ci ay taax yoo xamante ni defar nañu ko fa jagleel ko lépp lu ñeel wàllu tàggat yaram moom itam xam na rek ne dina gën a ñoŋal lu ni mel ndax ndaw ya nga xam ne ñoom ñoo fay yeewoo ñu teewlay kàddoom ci micro Ousseynou Diop. damay remercier d'abord au passage son excellence monsieur Macky Sall. ndax c'est le président des infrastructures moi je le nomme désormais le président des infrastructures et des équipements durables kon bu ñu ñëwee fii toog waa département bi ñi nga xam ne ñoo ŋànk sport bi di demander wàllu infrastructure ñu relever le niveau c'est parce que dama yaakaar ni yaakaar moo tax te yaakaar boobu bu ñu ko amee di ko jàllale ci man Macky Sall moom moo tax adressé ko directement à son excellence monsieur Macky Sall ci effort yi nga xam ne jotoon na ko def ci wàllu sport fii ci département de Dagana vraiment mu yokk ko lu ñuy laaj nag fii muy Ross Sénégal muy Richard Toll muy Dagana muy Ross Béthio vraiment dañoo bëgg ay pelouse synthétique vraiment dëkk yi nga xamante ni amaguñu stade lu mel ni ki commune bu Ronk yooyu tamit ñu renforcer leen ba ñu am ay équipements sportifs yi nga xamante ni dina gën a jëmal sport ci localité te am nañu yaakaar ci moom bu baax a baax. jërë ngeen jëf mbokk yi waxtu yëkkati jotaay jot na ma dig leen daje ngoon incha allah à partir de 19h30 dinaa fi teewaat jukki leen xibaar yi ci kàllaamay Kocc lu mooy loolee itam woy leen di des ak programme télévision Futur Média jaa ngeen jëf mbokk yi ñu yendu jàmm.